ba nga yegsee la xel yi dal amu yegsee la xel yi dal amu yegsee la xel yi dal ne ko Habib nga ñëw Habib nga ñëw ba nga yegsee la xel yi dal 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 Habib ñaa neexul yéenam Sénégal dama ni président lam na touré président bi dama ni li yàgg waa dama ni ci waa nekk na président bi Diallo président bi Diallo président bi la ilaha illallah ànd ak Cheikh Adama ñu lay ziar ànd ak sëñ Touba ñu lay ziar Cheikh Adama ñu lay ziar waa ànd ak sëñ tey soo xoolee suñu mouvement bi ak suñu toogaay bi ngeen xam ne tey bi waa Cité Sidac taxaw nañ pour jàppale le président Habib Niang ñu ngi sant nag suñu borom kër yi toujours tamit parce que tamit booy liggéey sa borom kër jàppale la sa borom kër nga war a sant la ko sant nañ leen bu baax parce que ñoom tamit bu ñu dooleelee ba ñu ñëw ba toog fii tey la samedi ñu dagg suñuy activité ñëw toog ñoom si lañ bokk kon ñu ngi ñaan ci kattanu borom bi lu ñu sumb yàlla nañ ko yeggale ci daraja yonent bu tedd bi boo leen ñu xoolee xam ne ñun femmes yu ànd lañu te Habib Niang bul da dara métti politique nag don la dafa am ñoo xam ne dañ koo mën te ñun dañ koo bëgg bi nag moo tax ñu bëgg a jàppale le président Habib Niang ba mu jël ndam di maire bi Thiès incha allah bu ñu yàlla jàppale Habib sa kaw ca kanam bu ragal dara les femmes Cité Sidac ñu ngi lay jàppale bravo Habib incha allah nañ la jàppale Sali la ñu wax Sali madame Bergane Nabou Dieng ñu ngi lay félicité Nabou yow bul arrière de en bas en arrière Nabou sa kaw ca kanam madame Ndiaye Habib Niang bu ragal dara incha allah nañ la jàpp ba mu dëgër nañ la ñaan nag ñu fekkee lépp te tal ko yàlla baax. ñu ngi leen di nuyu ku nekk sa tur si sa sant ñu ngi leen di nuyu ku nekk sa tur si sa sant au nom de la jeunesse de Cité Sidac. ñun ñooy représenté ASC Cité Sidac ñun nag ñu ngi ci ginnaaw suñu yaay yi toog di leen topp ci lépp luñ bëgg léegi nag suñu yaay ñu ngi ànd ak Habib Niang ak madame Ndiaye bi fi toog ñun ñu ngi ci ginnaawam ñu ngi koy soutenir bu baax bëggoon nañ nag ñun ASC Cité Sidac bi nga xam te ne am nañ ay projet ñu jàppale ñu ci soutenir ñu encourager ñu continuer ci projet yooyu noonu ñu ngi remercier monsieur Habib Niang di ko encourager ba pare wax ko ne jeunesse Cité Sidac mu ngi ci ginnaawam. maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di nuyu seen borom kër yi ma fekk fii nga xam ne bu dul woon ñoom président Habib Niang du leen gis
maa leen di sant bu baax di leen gërëm may jël nag di nuyoo sama président Habib Niang ndax di ko wax bienvenue ndax man dama am ñaari casquette benn casquette bi mooy dama dëkk fii di cité bi beneen casquette bi mooy je suis la présidente des femmes ma di ko wax président Habib Niang et son staff dévoué son staff engagé maa leen di wax bismillah di wax bismillah imam yi mu àndal di la wax président ñii ñooy waa Cité Sidac ay femmes yoo xamee ne ba ñu jàppee ba léegi bàyyiwuñu ndax man ak ñoom fii ci cité bi ma ñëw xool ne président Habib Niang moo ñu doy fii ci Thiès ñoom it ñu ñëw ne kon président Habib Niang moom tey moo leen doy kon nag président maa ngi lay wax boo tëddee ne sa xel dal fii benn leader du fi dugg ku dul yow ndax façon leader bu nekk dugg na fii waaye damay wax ne jinne bu bëggee Dakar ku yéeg daanu fii président Habib Niang moo ko moom ma leen di wax sama mbokku jigéen yi nañu takkaat sër yi defaraat taxawaay yi ndax kat politiciens yi jóg nañu te man nee naa leen nag bu jógee ci fooraay ba jëm seeraas jarul yërëm ndax xaroo ko daga jóg te ñoom nag dañuy xaru ndax président Habib Niang li mu def ci dëkk bii amu ci morom amu ci naataango moo tax ma bëgg ñu laxasaat sër yi defaraat taxawaay yi jàppale président ba local yi ñu dem mu am li mu bëgg ndax kat boo leen xoolee président Habib Niang amul morom ci dëkk bi ndax président Habib Niang loxo ma ngi fépp loxo ma ngi ci jeunesse bi loxo ma ngi ci famille loxo ma ngi ci couche favorable yi loxo ma ngi ci imam yi loxo ma ngi fépp kon nag kooku moo jar a jàppale ma leen di wax nag ne fo mi neex na pecc mi neex na waaye nañ jël kii yóbbu ko ca mairie ba teg ko fa ndax président Habib Niang boo xoolee ni muy doxalee rek nga xam ne kii moo war a nekk maire ndax li nga xamee ne maire moom lay def ci dëkk bi war koo def président Habib Niang da ko ci jiitu ndax boo xoolee mbër yi président Habib Niang moo ci jiitu boo xoolee mutuelle de santé yi nga xamee ne pour faju la président Habib Niang moo ci jiitu boo xoolee bu mbënd mi ñëwee président Habib Niang moo ci gën boo xoolee feebar yi nga xamee ne bëri na ci dëkk bi président Habib Niang moo ci jàppale nit ñi kon nag gàcc ngalaama waaj yi ma leen di wax ne waa Thiès waa Cité Sidac kii ku ko jàppale di nga am li nga bëgg ndax éducation bi nga xamee ne moo tax jigéen ñi daw guddi ak bëccëg moo ci gën ndax étudiant Thiès waa yi nga xamee ne muy Saint-Louis muy Bambey muy Ziguinchor muy Thiès président Habib Niang moo ci mën. tàccoon loolu waay kooku mooy président Habib Niang. mu pare président Macky Sall mi nga xamee ne moom la président Habib Niang di jàppale nekk Baye Fallam fii biir Thiès mu pare ne comme président dafa wax emploi des jeunes kon naa ci bay sama waar ndax maa ngi ci woon waaye dama koy yokk kon ñu ngi wax seedeel président Macky Sall ñun waa Thiès ñu ngi koy seedeel ne bu amoon ñaar ñu mel ni président Habib Niang mii dëgg la Thiès day am beneen kanam. dëgg la. am naa yaakaar ci yéen nag waa Cité Sidac ndax li ngeen ñu woon defe nañ ne buñ tëddee dinañ nelaw ndax fii ay gor rek a fi nekk kon nag ma leen di wax ne bu fi kenn dugg te xalaat naa ne sax kenn du fi dugg ndax fii ay jigéen ñu am fulle ak fayda fi nekk ay ñoo xamee ne benn yoon la ñuy tooy ay ciment lañu ma leen di wax nag kon ne nañu ndàmm carte d'identité yi ndax bu fekkee ne président Habib Niang da ngeen ko bëgg a fal bu keree goo ci mairie bi il faut ngeen am ay carte électeur te carte électeur yooyu moo koy may ndaw ëllëg waaw te defe naa ne
li may faral di wax politique jaamu yàlla la ndax ki nga xamee ne dafay ñàkk alalam ñëw jox la ko ngar yàlla boo duggee ci urne yi na nga fexe ba gore ndax moom kat nekkul ci biir urne yi de waaye sa digganteeg sa borom ki nga xamee moo jël njaqam jël alalam te bu ko neexoon mu jël xaalisam di jël ay avion di wàcc ko dama ko ñëw waaye mu ne naa ko def ci askan bi kon nag nañu fexe ba gore ba mairie bi mu bëgg ñu teg ko ci loxoom. dëgg la mooy président bi ñaan soxal Sénégal l'homme du social l'homme de tout le temps. ma dellu rek di fàttaliwaat rek ndax fàttali du bëri wax waaye nag ma leen di wax financement yaa ngi ñëw ndax kayit yi nga xamee ne moom lañ di lijjanti ndax ku nekk xam ne ne mutuelle dafa ànd ak ay gànnaay kayit yi doon lijjanti yëpp sotti na semaine bii passé kon nag bientôt financement yi dina démarrer te lépp ci ndimbali président Habib Niang ak ay partenaires am. defe naa président Habib Niang kenn dootu ko présenté fii biir Thiès xam ngeen mooy kan kon nag defe naa ne yéen jigéen ñi seen taxawaay di ngeen ko gën a jàpp gën a nekk ci gannaaw président Habib Niang ndax moom daal moom moo ñu doy moo fi nekk gisuñu keneen. dëgg la maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp leen wax incha allah ba beneen yoon. asalaamaaleykum waa Cité Sidac maa ngi jégalu ñëpp balaa may tàmbali damay commencé nuyu borom dëkk bi di nuyu imam di la jox sa wàccuwaay di nuyu ñëpp ñu fi teew président groupement yi di nuyu kii nga xam ne tey maanaam moom moo waral sama teewaay fii mooy Soxna Nabou Dieng di nuyu groupement yi fi nekk yëpp moo tax li may wax waa Cité Sidac am ngeen avocat mooy Soxna Nabou Dieng yëpp lu may def dañu ne Cité Sidac ba faat bu ñu fàtte waa Cité Sidac kontaan naa bu baax si délégation bi nga xam ne maanaam recevoir ne di nuyu aussi waa Jaxaw parce que boo waxee Cité Sidac rek ak Jaxaw benn la gis naa fi sama yaay yi sama tante yi sama sœur yëpp gis naa leen ñëpp xam nañu man sama combat mooy si wàllu jigéen ñi yaakaar naa ni jigéenu Thiès yi war nañu seen démonstration de force si biir weeru koor bi dañuy wax nit bu ñemee dana dem stade woote ji keroog jigéenu Habib Niang yëpp woote nañu surtout lu gën a metti mooy weeru koor bëccëg war nañu seen démonstration ko xajatuñu Thiès yëg-yëg boobu am naa ko man leen na moom a tax a jóg mooy jàppale askan bi jàppale Thiès jàppale zone nord yaakaar naa ne bu kenn ñëpp wax nañ ko du ma nekk fii di wax sama bilan man technicien la lu ma xam mooy liggéey yaakaar naa ne tey lii nga xam ne def nañ ko biir Thiès artiste sax wax nañ ko adduna bi yëpp wax nañ ko du mu si delluwaasee rek répétition lay doon bi may ñëw tey dañ ma expliqué ni ne ma jàkk bi am na fi benn jàkk bu fi war a def ma ne incha allah rabbi bu may ñëw naa indi sama contribution jàkk bi parce que man fii laa dëkk li may faral aussi di wax aussi Femme Sidac yi dinañu continuer accompagner leen si wàllu financement yi si wàllu formation yi léegi-léegi rek maa ngi waxat le président des jeunes ma ne ko comme Cité Sidac am na ASC dama bëgg à partir de semaine prochaine nga jox leen 30 maillots pour jàpp accompagner boo jeunesse bi donc jeunesse bi boole naa leen ak kii nga xam ne maanaam moom mooy président des jeunes donc si moom la des man sama jàll wàcc na ñun képp ku ñu xam li ñu xam si wàllu social tey sax boo gisee affaire bi xaw a yéex handicapé moteur yi nekk bi dans la zone nord ñoom laa doon dalal parce que yëpp lu ñu def bi Sénégal bi dëkk bi da leen di bàyyi ñu leen xel da leen fàtte man Habib Niang couche yu gën a métti couche yu xam ne les plus vulnérables ñoom lay accompagner parce que loolu mooy politique du président de la République ñëpp xam nañu sama engagement bi ma am envers son excellence le président Macky Sall fidélité loyauté ànd ak moo bëggee bi fer si loolu boo xoolee président bi mu jël pouvoir bi am na benn wax bu mu wax nee na moom dafa ñëw pour combattre inégalité mooy ñëpp nekk dans le même pied d'égalité man combat boobu laay dox en tout cas vraiment kontaan naa action yi xam ne kontaan naa bu baax a baax si ni ngeen ma teeroo biir Cité c'est la première incha allah rabbi li may faral di wax toujours naa continuer di leen accompagner li may wax mooy rek fi ngeen tee foofu leen la bu leen kele perturber bu leen kele déranger
Sirakh si biir zone nord la bokk incha allah rabbi am ngeen ambassadeur décidé naa accompagner leen projet bu ñu mun am rek naa décidé attaquer yéen bu soobee yàlla naa ko def aussi tamit maa ngi lancé benn appel au niveau de la jeunesse parce que ñëpp xam nañu jeunesse yi tey ku falu ñoo la fal donc na ngeen gën a téye seen loxo na ngeen gën a góorgóorlu formation tey gis ngeen tey bëccëg rek lu moo tey téeméeru jeune dañ leen defal ay formation ñëpp daal côté wóoteer yi sax ni gi formation donc formation bi dina permettre parce que tey ku amul formation ku amul métier du neex a jàppale nañu wax dëgg man sama objectif sama combat mooy lan fexe jàppale ñëpp même artistes yi dama leen war a jàppale boo leen xoolee jeunesse bi tey jeune bi tey di way man xaw ma ko moo ma gis sopp ma di topp li nga xam ne maanaam loolu laay def itinéraire bi yëpp li may posé acte mu génnee benn son boo xam ne son boobu sax laa bëgg ak beneen mu doon son campagne électorale bi pour élection locale yi donc tey ginnaaw yàlla dénkaat naa leen sama bopp Sidi Sirakh si Habib Niang la bokk Habib Niang Sidi Sirakh la bokk li may wax rek mooy bu ñu réeroo rek yëpp loolu def rek incha allah rabbi naa si taxaw naa si dugal sama loxo incha allah comme ni ko soxna si waxee rek la présidente des femmes soxna bu wax na ko semaine prochaine day xaw xat am nañu réunion de bureau la semaine qui suit incha allah rabbi dinañuy fexe financement bi taxaw jigéen ñi mun a démarrer seen activité man li ma bëgg mooy indépendance de la femme laa bëgguma famille dama nekk feneen donc moo tax tey loolu moo waral tey ma ñëw d'abord nuyante ak yéen la mission ak yéen pour wax leen que maa ngi seen ginnaaw tey maa ngi seen ginnaaw ba jag di ñuy toute délégation bi mu àndal nga xam ne tamit ñoom tamit du leen vraiment chapeau grand chapeau lu Habib Niang xewlu suba ba ngoon dañuy bàyyi seen activité yëpp seen yëpp ànd ak man di ma accompagner yëpp donc di nuyu aussi surtout la jeunesse de Habib Niang engagement bi ñu am envers moi maa ngi koy gis di wax leen rek ñun nekkuñu fii di critiquer di wax lu si yéen nekkul képp ku mun na nga prouver lan nga def biir askan bi lan nga def si nit yi ñun loolu mooy suñu lan moom mooy suñu combat loolu mooy maanaam suñu programme pour élection yi xam ne di war a ñëw vraiment kontaan naa bu baax a baax accueil bi ngeen ma accueillir dinañu continuer accompagner leen dina nuyu bu baax a baax di nuyu soxna vraiment Mégane soxna Mégane maa ngi lay ziar bu baax a baax yow nga xam ne tey yaa ñu représenté au niveau de Sirakh c'est vrai que musuñu toog madame c'est avocate moo nekk nii moo may faral di wax xam naa yittee rek la mais dinañu continuer vraiment di gën a jàppalante bu baax pour nga doon suñu représentant au niveau de Sirakh si wàllu formation des jeunes si wàllu formation des femmes surtout aussi tamit si wàllu sécurité bi tamit nañ ko yëg en tout cas loolu la amoon vraiment li may wax di kontaan bu baax a baax di leen féliciter si accueil bi nga xam ne defi ngeen ma ko di Sirakh jërë ngeen jëf wa salaam merci.